waxtu fegg na fanweeri simili. asalaamaaleykum mbokk yi, asalaamaaleykum jàngeen jëf dal leen jàmm ginnaaw fa ci xibaar yi gannaaw xiifal bi mu tàmbale woon ngir naqarlu anam yi ñu ko téye foofu ca prison bu Rebeuss. journaliste bii di Adama Gaye mujj na ko dakkal awakaayam ñoom ñoo ko wax ne dañoo dem waxtaan ak moom ngir mu dakkal xiifal boobee. moom mi nag di Adama Gaye déposé na tamit beneen demande ngir mu am bàyyib ndëgandikoo ba mu njëkkoon a déposé juge ba daka jël tegee na leen. Thiès hôpital régional ba ki fay yóbbu ñi loru ci accident wala yeneen i accident ngir ñu faj leen moom ak beneen chef de service la yoon teg loxo liñ leen di toppee mooy mbiru càcc ci ay butéelu oxygène jaayaar ko yeneen i bërëbu fajukaay. dënnu tubaab di ko wax foudre di def ay jëya fukki bakkan rot nañ ci ñaar ci ayu bés Ndakaaru juróom benn bakkan ñoo ci rot waral ba ñu bëri am ci njàqare tiit lañu def naam sax fii am nay paratonnerre. ñaareelu pàcc xibaar tàggat yaram yoonu toon yéen kay asalaamaaleykum. gannaaw ba mu tàmbale woon lii di xiifal di grève de la faim ngir naqarlu niñ ko téye ca prison bu Rebeuss moom mi nag di Adama Gaye mujj na ko dakkal awakaayam ñoom ñoo ko wax ñoom ñu doon waxtaan ak moom ngir mu bàyyi boobule grève moom mi nag di Adama Gaye mujj na sax demandé beneen demande la déposé ngir mu am lii di bàyyi ndëgandikoo gannaaw ba mu njëkkee woon déposé benn boo xam ne juge ba daka bañoon kenn ci ay avocat di maître Seydou Diagne ci téléphone beeg Babacar Fall. tey ci suba waxtaan nañu ñun avocat yi ak suñu client Adama Gaye ñaan nañ ko mu dakkal grève de la faim bi mu doon def te nangu na ko. donc pour l'instant bàyyi na grève de la faim bi dina lekk léegi ci journée bi si saa si te wax nañ ko ni nañu bàyyi ñun ñu continuer suñu liggéey attaquer décision bi nga xam ne moom la doyen des juges d'instruction jël ne moom daal demande de liberté provisoire mënu ko xool ndax yoon loolu la ko wax. appel bi nag def naa ko ci suba te ñu ngi ko jébbal cour d'appel maanaam chambre d'accusation bu cour d'appel de Dakar. RFM rajo askan wi. dañu wutali Thiès foofe nag ki nga xam ne bu fa ñu loxu ci accident yegsee moom moo leen di jël yóbbu leen ngir ñu faj leen moom ak benn chef de service bu hôpital régional ba la ñu teg loxo li ko waral mooy dañ leen toppee mbiru càcc di ay butéelu oxygène yoo xam ne daal bu ñu ko jëlee dañ koy dem di jaayaat ci yeneen bërëb bu fajukaay mbir mi nag jur coow lu rëy foofu ci hôpital régional bu Thiès leeraleeg Cheikh Anta Diop. mbuxum ak sàcc ay produits yi ñuy jëfandikoo ngir way feebar yi moom la ñu nemmeeku ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès di ab brancardier nekkoon ci service médecine interne la ñu teg loxo ginnaaw bi mu doon rawale mbir mi doon génn ci bunt bi ci la ko gardien teg loxo mu yoroon nag ubbi li ñuy wax ubbi oxygène yi nga xamante ne moom la ñuy jëfandikoo ci bloc opératoire yi wala ci service réanimation bi ñu ko yóbboo ci police premier arrondissement bu Thiès ci la joxe ay tur yoo xamante ne nee nañ ñooñi ñoom ñoo ko sant ngir mu di ko def di ko rawale ngir ñu mën koo jaay mu joxoon ci baaraam tuumale kii di chef service su maintenance ak chef bu département froid nekk ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès nee na ñooñu ñoom ñooy bopp bi waaye directeur hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène di Babacar Mané bi mu yëgee mbir mi nag porte na plainte ba jamono yi nag ñi nga xamante ne la ñu njort ne mbir mi de ñoom ñoo ko def ñi ngi jamono yi ci garde à vue ci commissariat premier arrondissement bu Thiès yenn ci ay xibaar yoo xamante ne jot nañu ko ci ñuy liggéey ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès nee nañ am na sax ay syndicalistes yoo xamante ne ñu ngi ciy dox ngir nag ñu teggi leen loxo waaye nag ñu jàpp ne garab yooyu yi nga xamante ne moom lañ doon génn ci l'hôpital bi di ko jaaye ji ñu ci bëri nee nañ ci yenn ci bërëbu fajukaay yi nekk ci biir Thiès de lañ ko doon jaayee. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop jaajëf dënnu tubaab di ko wax foudre nag di juray jëye fan yi weesu ci Ndakaaru ak yeneen ni gox lu mu néew am na fukki bakkan yoo xam ne xot nañ ci ñaar ci ayu bés Ndakaaru moom lu néew ayu bés la joxe benn bakkan xot ñu bëri nag jaaxle si mbir mi leeral yeeg Georges Diop. lim bi commencé naa jéggi dayoo ñi dënn bi rey gën kaa tuuti fukki nit te diir gi yàggul altene rek faat na ñaari nit ca Tiwaawoon Pël benn doomu Guinée ba fa nekkoon ab saisonnier ak benn xale wi nga xamante ne juróom-ñetti at la am bés boobu itam dafa daanu ci ab liggéeykat bu transport Amar bokk ci NMA ca yoonuk Yaraax ki mu faat ab tôlier la woon Soumbédioune itam am na ñi mu fa laal
ci week-end bi ñu weesu dënn bi rey ñaari nappkat ca géej ga ñu nekkoon ci seeni gaal ñetteel ba ca l'hôpital la mujjee faatoo région yi nekk ci biir réew mi itam naka noonu ci taw yu mujj yi daanu ca commune bu Sinthiou Bokar Ali ca département bu Goudiri am na ñaari nit ya fa dënn ba rey ay jigéen lañu loolee ngi amee woon guddig talaata jëm alarba gi ñu weesu ñaari fan laataa loolu mu faat itam ab nit ca guddi benn dëkk bi nga xamante ne mu ngi bokkee ca commune bu Kër Momar Sarr ci weeru juillet gi ñu weesu bi nawet gi di door ca région bu Kolda dënn ba rey na fa benn sculpteur bi am ñaar fukki at ak juróom ca Saare Yerosi ci département bu Médina Yoro Fula. Georges Déthié Diop dënn boobee nag liñ doon faral di gis mooy ci biir dëkk yi ci mel ni Ziguinchor Kolda ak yeneen fa la doon gën a def ay jëye waaye nag yegg seen Ndakaaru di tam di def ay jëye waral ba ñu bëri am njàqare naam sax am nañ fay paratonnerre askan wi nag di laaj nguur gi gën a taxaw ci ay jumtuwaay ngir fexe ba askan wi leexale reportage bi ko amal foofu ca centre ville ko Massandiane Faye ci diggu xolu Ndakaaru gannaaw taw yu foor yi fi am fan yu mujj yi askan wi ku nekk ngi dox sa yitte ba ñu waxee waa lupp dënn yu foor yi taw yooyee di àndal ba jot a faat sax ay bakkan. waaw jar na tiit kay. tonnerre yi moom jar na tiit soxna si. dënnu yi dafa am doole. nun ci àll bi lañ daan gis dënnu di rey nit waaye Dakar moom ren fi mas a dégg dënnu rey di leen tiital. dënnu yi jot a faat ñaari bakkan Amadou ñu fekk ko ci bërëbub liggéeyukaayam mu ñuy jéem a xamal li mu jàpp ne moo waral mbir yu ni mel. dënnu daanu ñaari paratonnerre ñoo ko xëccoo buñ ko xëccoo nag mooy waral léeg-léeg mooy échappé daanu. ci biir waxtaan bi ñuy xamle ne mbir yu bëri des ko bañ a def buy taw ngir mën a fàggandiku ci dënn yooyee. bu daan taw muy guddeeg muy bëccëg rek da ngay ñëw yooyu lu koy xëcc quoi. waaw da koy xëcc man démb xale ñëpp dama leen jóg portable ñu jël yëpp dugal leen seen biir tiroir yére yi ma ne nañ dugal portable yëpp foofu parce que éclair day dugg ba ci biir chambre yi. ci pays réewum Sénégal di Ndakaaru ay paratonnerre moo ne de am na fi wante waa protection civile dañ leen war a jox jumtukaay yu mucc ayib loolee di gis-gisu kile dëkk Dakar. dafa jot état jël ci ay matuwaay dooleel protection civile. ci gis-gisam ba tey mu jàpp ne askan wi it dañ leen a war a xibaar ci ana naka la ñuy moytandikoo yooyee dënnu. jox ko ay jumtuwaay yu koy permettre muy dugg ci gox-goxaan yi jàngal nit ñi sensibiliser leen bu nawet jotee naka ngeen di protéger woo contre tonnerre yeeg. bu dee taw bu fort ci Ndakaaru ñu bari ci askan wi dañuy tiit rawatina bu àndeek ay dënnu lu soriwut dara ab ndaw nappkat bu faree Soumbédioune naka noonu beneen ndaw manee baax ca Tivaouane Peulh jot nañoo ñàkk seen bakkan ndax ay dënnu yu wàcc seen kaw. Kumba Sandiane Faye di ngeen ci am li gën a leer ci waxtaan bu yaa bi nga xam dañ ko sekk kii di Ismaïla adjudant chef Ismaïla Fall doon chef bureau division ak étude d'opération foofee ca direction protection civile di ngeen dégg ci waxtaan bi ñu sekk ak moom tey ci guddi incha allah 21 ak 22 heures ni askan wi wax a def ba mën a aaru ci dënnu yi bokk na ci nag jigéen ñi di moytu saa yu tawee rek ñuy daw ci kaw terrasse yi ngir wéri seen yére yi loolu bokk na ci nee ne dafay attirer dënnu waaye tamit parasol yi ngeen di yor jubbu bi fer boobee da koy attirer kon buy taw boo nekk ci mbedd bi fexeel ba toog ci buntu bâtiment wala nga loolu soo ko defee rek mooy dee nga. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. Zimbabwe ci nag jamono jile ca ambassade ba ñu ngay woyal di fa présenté seeni njaal gannaaw ba Robert Mugabe génne àddina tey nag foofee bañ fa demee gis nañu ambassade yu bëri Éthiopie ak ñii di waa Égypte ñëw fa ngir jébal seeni njaal ñu bëri nag bañ fa yegg see daññe lii dafay rek fësal ñii di waa Afrique benn lañu ñu wax ne nag kii di Robert Mugabe ku amoon solo la foofu ca Zimbabwe ndax xeex boo xam ne daanaka ñëpp a teg seen i bët aji Maguette Diagne. ci nii nañu toppante ambassadeur Égypte bu Chine bu Éthiopie ak bu Namibie ñoom ñëpp ñu daje ca ambassade bu Zimbabwe bu nekk fii ci Dakar pour jébbal seeni njaal Chang Chen di ambassadeur Chine. dama ñëw fii ngir jébal sama njaal gannaaw ba ñu ñàkkee suñu xarit di Robert Mugabe nit ku mag la woon jiite woon Zimbabwe def fa lu bari ngir ñu libéré wu ku xarañ la woon ngir taxawu dëkkam. ginnaaw ba mu bindee ay propos yu daw yaram ca registre de condoléances ba nawam muy conseiller ambassade bu Éthiopie mi ngi tàgg caractère multidimensionnel bu Robert Mugabe amoon. Il nous faut apprendre beaucoup de ces figures qui sont là de Mugabe, Senghor, Haïlé Sélassié, de tous qui étaient là pour bien travailler pour l'Afrique. Louis Chitima
di conseiller fële ci ambassade bu Zimbabwe fii ci Dakar muy rafetlu teewup ay naataangoom ci noonu muy woote ngir Afrique doon benn. dañoo ñëw daal di indi ay seede jëmale ko suñu njiitu réew mi nga xam ne moo fi jógee fan yi ñu génn ñëw di wax ci moom moo nekkoon kan moom Robert Mugabe loolee nag dafay wane rek ne ñun Afrique dañoo war a daal di booloo tey liggéey. Robert Mugabe mi ngi génn àdduna juróom benn fan ci weeru septembre bi ñu génn moom nag mu jiite woon Zimbabwe ci ay at yu bari njébbalu njaal ba mu ngay continuer ba vendredi fële ci ambassade Zimbabwe bi nekk fii ci Dakar. jàppante yam foofu ci Afrique du Sud kuréel bu ëmb association yi doomu Sénégal yi nekkoon biti réew di ko naqal bu baax a baax dina woo kuréel yi taxaw ngir aar ak yelleefu doomi aadama fexe ba booloo ngir wax ci ni nu mel. am na sax manifeste boo xam ne ñu ngi koy amal ci jamono jile foofu ca Place de la Nation fii ci Ndakaaru Youssoufa Mbengue moo leen jiite ci téléphone beeg Juma Diouf. ñaxtu la bu jëm ci li nga xam ne lii mu ngi xew Afrique du Sud ñu koy teg africain yi loolu yaakaar naa da di acte yoo xam ne yi rafetul ci diggante ay africain rafetul ci diggante ay doomu aadama loolu yaakaar naa moo tax ñuy ñaxtu di ñaan état du Sénégal mu fexe veiller ci sécurité sénégalais ya fa nekk comme yàlla def na ba tey jii ñoom ñëpp mucc nañ alhamdulilah ñuy ñaan yàlla daal yàlla yemale ko foofu ndax ñun africain ñun ñëpp benn lañ bu ñuy wax ay frontières yi ci mentalité yi la mais frontière existé wul suñu diggante entre africain yaakaar naa ñun ñëpp benn lañu te frontière yëpp dafa jaar ci diggante famille dafa bëri lu muy xew biir Afrique amoon na fi Côte d'Ivoire amoon na fi Centre Afrique gis nga fële Burundi réew yëpp dafay am Angola ba léegi ñu ngi ci ñii suñu wet di Mauritanie ñu ngi fay def nit ñu ñuul jëfin yoo xam ne yu ñaaw la kon yaakaar naa ne loolu Afrique du Sud rek taxu ñuy wax vraiment kenn rafetlu ko violence yi nag li ci métti mooy dafa am complicité dafa am ceetaan gi ci am te ceetaan gi mu ngi jëm ci wàllu police bi Afrique du Sud état la boo xam ne bii am na police am na gendarmerie am na armée yaakaar naa ne sa njëlbéen ga buñ ci taxawoon ndax lii avant muy xew alerté nañ. Abdou Diouf Junior maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Seydou Nourou Ba. Abdou Diouf Junior dañ koy tàmbaleeg football génération foot nag di waajal dalal ñii di waa Zamalek bu Égypte. lii ko waral moo di Ligue des champions bi nga xam ne ñu ngi koy waajal ndaje mi ngi war a am samedi bi ñu jëm fële ca stade Lat Dior bu Thiès su 18h jotee tour maanaam match aller bu second tour préliminaire bu Ligue africaine des champions bi la Thiès nag moom ñu ngi fàttaliku ne dalaloon nañu waa génération foot ci dalin woo am solo daal di leen gunge bi la yoon nag guney Djibi Fall daañu ko soxla ci kanamu équipe bu Zamalek bi nga xam ne équipe bu dëgër la te am solo lool ci wàllu Afrique. lii nga xam ne nag moom mooy xibaar yi mujj ci génération foot ak na muy waajee yëf yi la ñu déglu ci Talla Fall mi yor jokko ba foofee ak Youssouf Bodian. fi mu nekk nii à part Jean-Louis Barthélémy Diouf bi nga xam ne sax plutôt moom moo waroon voyager sinon ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ñëpp am na ci ñeneen sax ñoo xam ne tey joué woon nañu ak U17 yi donc dellu si nañu xam naa ne entraîneur bi aussi tamit dina mën a disposer de tous ces jours là yi nga xam ne voyagé woon nañu ak équipe nationale donc ñoom intégré nañu groupe bi donc dina leen mën a jauger xool seen état de forme naka la leen mën a utiliser aussi su fekkee ne am na ci ñoom soxla parce que effectivement lu mu gën a yaatu gën a baax parce que match bi ngay jëm xamuloo ban genre match la entre équipe adverse bi xamuloo lu muy indi mais ci lu ñu mën a wax daal vraiment effectif bi macha allah ñoom ñëpp ñu ngi fii entraîneur bi lépp lu mu soxla ci ñoom daal ñu ngi ko koy defal. Thiès jot nañ ñu won ne vraiment mën nañu mobiliser parce que boo xoolee sunu match retour bi ñu am ak libériens yi fii vraiment ñu ngi leen di ci remercier déjà parce que ci wàllu jàppale ci wàllu organisation ci wàllu mobilisation vraiment lépp lu leen waroon ñoom mëtaloon nañ ñu ko sunu diggante ak ñoom te dirigeant thiessois yi aussi tamit ak joueurs yi nga xam ne vraiment ñoom ñoo originaire de Thiès parce que ñoom foofu lañ juddoo te am nañ ci 5 ba 6 ak entraîneur bi Djibi Fall ku nekk ci wàllu boobu jël nga contact ak sa ASC bi nga mës a jaar ak yeneen ASC yi nekk foofu yëpp pour vraiment mobiliser wu vraiment pour que match bii ñu jëm yàlla may ñu ci ndam ba nga xam ne dinañu mën a préserver suñu ay chance de qualification ci match retour bi. mu ngi noonu Zamalek bi nga xam ne moom la Talla Fall ak yi ñooñam di waajal ñu ngi koy xaar tey jii ci ngoon fii ci Ndakaaru ñoom Zamalek nag jàpp leen ne adversaire bu am doole la ndax barki démb rek. ci dimanche ji la daal di jël coupe bu Égypte. muy ñaar fukk ak juróom-ñaareel bi yoon nga xam ne ñu ngi koy jël ci taarixu football foofee ca Égypte. ñoom nag daanaka li ñu daanee sax waa Pyramids dafa bari ndax 3-0 la
kon génération foot ñu ngi koy avertir bu baax a baax ci mbir mi le football ba tey kan ñi amagul ñaar fukki at ak ñett ñu ngay waajal juróom-ñett sélection yi nga xam ñoo ci qualifié. xam nañu leen déjà waaye nag jàpp leen ne démb ci ngoon la ñu ndar képp yëf ya muy éliminatoire yi Côte d'Ivoire moom dafa daan ñii di waa Guinée daal di qualifié Guinée moom sax moo génne woon Sénégal ci tour bi ñu weesu ñaari but ci benn la ko waa Côte d'Ivoire daan. kon Côte d'Ivoire dina nekk ci Coupe d'Afrique des Nations U23 boobule ànd ceeg yeneen juróom-ñaari sélection fii ci Afrique bokk ci ñoom Égypte mi nga xam ne mooy dalal po mi ak Mali mi nga xam ne moom dafa daan Maroc daal di koy génne ci po mi Cameroun moom moo génne Tunisie Ghana dina ci bokk itam ndax dafa jël raw gàddu gi seen diggante ak waa Algérie Nigéria Zambie Afrique du Sud bokk na ci itam ci yeneen équipe yi nga xam ne ñu ngi koy xaar CAN U23 ñu ngi ko war a joué kon ca Égypte juróom-ñetti fan jàpp ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru novembre bi ñu jëm. ñett ñi nga xam ne nag ñoom ñooy mujjee ca boobule compétition mooy maanaam ñaar ñiy dem final ak kenn kiy jël ñetteelu place bi daañu représenté Afrique ca Jeux olympiques. amee ca Japon ci atum 2020. li ñu faral di wax football kenn moomu ko waaye itam léegi basket kenn moomu ko de ndax États-Unis tey dañoo toog. firnde bi moom tey la tey jii nga xam ne France donte sax ñu am doole la ñu waaye nag yeggaguñu woon ci États-Unis mi nga xam ne moom daanaka ay yoon yu bari moom moo jël coupe du monde boobu la ci wàllu basket. ñoom waa France ñoom ñoo leen daane lu toll ci fukki poñ ndax France dafa am 89 waa États-Unis am 79. muy defetam bu njëkk nag moom États-Unis 2006 ba léegi ci compétition officielle bi nga xam ne ay joueurs NBA daanaka bokk nañ ci ren ji muy loo xam ne daanaka sax gëj naa am. tableau demi-finale France moom bu jëlee coupe du monde tam dina xaw de waar jël fee jël fii. football beeg basket bi football beeg basket bi. dafa mel ni daal loo mën a neex ñoom Abdoulaye Cissé ak ñi ni mel. waaye jàppal ne Australie moom. dafa daan moom tamit République tchèque 82-70 kon léegi xam nañ ñuy dem ca demi-finale ba ci coupe du monde boobee amee ca Chine ci wàllu basket France la moom mooy dajeek Argentine. Australie di dajeek Espagne. Abdou Diouf Junior jaajëf. yoonu tano Modou Mar Ndione. dal leen ak jàmm. campagne mbay mi mu ngi dox bu baax ca Kaolack foofu nag toolu gerte yi fi mu toll nii ñu ngi sax rawatina tamit dugub bi ak mboq mi nga xamante ne ñu ngi jébbi bu baax a baax ku ñu ko xamal mooy directeur régional bu développement rural ba situation bi ak Ibrahima Diamé. lu wees ñaar fukki fan ginnaaw bi taw yi ci baatee àll bi soppi na xar kanam bu baax a baax tool yi nag muy dugub muy mboq muy gerte ñu ngi meññ di dem docteur Souleymane Diop moom mooy directeur régional du développement rural. actuellement comme ni nga ko xamee nawet bi daal am na yaakaar depuis bu reprise pluie yi amee ci courant mois d'août comme ni nga ko xamee actuellement mën nañu considérer gerte gi ñaari vague de semis la premier semis ñu ngi tontóor ba commencé nañ samp ñaareelu semis yi ñu ngi ci développement bu am solo ba ñu ngi commencé tontóor boo jëlee dugub bi moom premier semis yi ñu ngi focc ba commencé na sax tontóor gàncax gi ñaareelu semis yi ñu ngi waaj a focc nga jël mboq mi moom muy ci lu ñu naan nouaison maanaam muy former ay nœud actuellement loolu pour premier semis yi la deuxième semis yi ñu ngi presque à hauteur u 15 à 20 centimètres de hauteur boo jëlee sorgho bi donc ñoom ñu ngi début nouaison. ci wetu tool yi de am na yeneen variété yu nga xamante ne dañ koy béy file ci Saloum bokk na ci ñebe ak ñambi. ñambi bu ñuy jot a jëmbat moom it vraiment xob yi génn nañ bu baax a baax sant yàlla bu baax donc vraiment actuellement gàncax gi. li nag tax na ba béykat yi am nañ yaakaar bu baax a baax ci nawet bile bi jàpp nañ ni mën nañ xaarandi rendement yu am solo. ca Sédhiou jamono ji weeru août moo ëpp lu mu taw ci région bi tax na sax ba poste yu bëri dafa excédentaire maanaam daan nañ ci am rawatina boo xoolee ci Sédhiou commune lu toll ci juróom-benni téeméeri millimètre muy situation bu mën a tax gàncax gi sax ni mu waree donte sax am na tardé ci nawet bi at mi daal am nañu yaakaar ne mooy gën daaw ñu ngi séntu tamit ñoom baykat yi ay rendement yu am solo Max Cli de Compagnie. ren nawet bi ñëpp seetlu nañ maanaam yeexaayu dugg bi waaye bu ñu seetloo de manière globale seetlu ne vraiment nawet bi yëpp ni macha allah mën nañ wax ne baax na. ab nawet bu jaar yoon fu mu toll nii ak ay poste pluviométrique yu ñu nemmeeku excédentaire ci yeneen i bërëb naam nemmeekoo nañu ni taw bi yeewoon na dugg si loolu fës ci xibaar yu jëlee ci direction régionale développement rural Omar Mbeng DRDR Sédhiou. am na
ñeenti poste yoo xam ne am na excédent maanaam poste bu mel ni Sédhiou poste bi mel ni Diaroumé Bogal Jana Malari déjà li ñu taw daaw moo ëpp li ñu taw ren donc déjà mën nañ am yaakaar ne bu gënee taw septembre bi mën na ëpp sax taw daaw yi ñu ngi autour de 600 millimètres muy poste Sédhiou presque boo xoolee moo ëpp li mu taw déjà dugg na 600 millimètres donc loolu aussi mu doon lu am solo loo xam ne yeneen yi ñu ngi 500 ñi ñu ngi nangam noonu la ñuy tëddee. ab ndoxu taw bu bëree bu ñu gën a nemmeeku ci weer bu ñu gën a nii tax ba gàncax bi nekk ci anam yu baax. mois d'août bi yëpp daanaka daf ko taw presque du toog ñetti fan tawul donc loolu mu doon lu am solo la nga xam ne dafay yemmoog waxtu bi nga xam ne gàncax gi dafay soxla ndox muy période bi muy màggee foofu dafay soxla ndox donc waxtu boobu yàlla def na gàncax gi vraiment mois d'août bi yëpp daf ko taw. ci noonu sax DRDR bi Omar Mbengue di xamal ni su fekkente ne taw bi wéy na ci weeru septembre bi nu mu melee ci weer bu ñu gën a nii loolu ngën a rek la war a indil gàncax bi. loolu avantage la donc moom mooy arranger ñi nga xam ne ñoom ñooy tardé maanaam ñi mujjee ji surtout si mois d'août bi donc ñooñu il faut mu taw ba octobre pour seen cycle mën a boucler wu mais ñi nga xam ne déjà ji nañ ci mois de juillet ak le 10 déjà seen gerte tourtoon na depuis fan yi passé bu ñu amaatee beneen weer ak nangam rek déjà seen cycle ànd day boucler wu. jërëjëf Max Cli de Kanfani Ibrahima Diamé ak Abdou Thiam mi jàpp ci xarala gi yéen ñi ñu déglu tamit ñi leen di gërëm bu baax ci teewlu bi yoonu tool fii lay yem ñu leen di dig daje àllarba bi di ñëw. coowal muuraay ga ca daara ji di institut Sainte Jeanne d'Arc féewale Sénégal jamono yi xalifa bu tedd ba ca Tiwaawoon Serigne Babacar Sy Mansour moom ci observateur la mu gis mooy nañu tëj daara jooje ndax ñooñee di tere muuraay foo leen seen ñu ngi wéy ak seeni croix le quotidien xëy ne benn muuraay téeméeri débat ku tedd kii ca Tiwaawoon Serigne Babacar Sy Mansour moom la mu gis ci yéenekaay bi rek mooy l'école bi amul nag genn ak wekk ak considération ci waa Sénégal donte way juru ndongo yi ñoom ñeel kon privé catholique gi lañu gis mooy ku seen ab daara juy dem ak règlement intérieur am nga bindu fa booba ànd nga ci boobu règlement intérieur sëriñ bi si ñu fekkaat ay kàddoom moom ci Sud du Quotidien mu naan fa ñooñey tere muraay yi ñu ngi wéy ak seeni croix Moustapha Diakhaté ministre conseil bu président Macky Sall moom la mu gis mooy daara ji di institut Sainte Jeanne d'Arc dañ koo war a def ci loxoy délégation spéciale wala ñu nangu agrément bi ci Vox Populi kàdduy sëriñ Babacar Sy Mansour jàpp moom xalifa bi ne l'école yi nga xamante ni dañuy doxee nu ni mel dañ leen war a tëj fii ci Sénégal ñi jiite réew mi sëñ bi si gis ne ci mbir mi nag jëlunu seen responsabilité ca nag ba fii askan wi mu ngi nelaw de waaye bis bu yeewoo du baax ci ñoom ba tey moom xalifa bu tedd bi ci Les Échos di wax ak ñi nga xamante ni ñoo jiite réew mi su dee mu ne askan wi moo leen fi tax a nekk tëj leen yooyee daara lank leen ci miim réew yeneeni loi am fi ci biir loi yin fi tëral ba nuppi Les Échos mu xamal ñu moom ne état bi nag mu ngi arto tëj daara ji wala def ko administration provisoire laas yëgal ñu ne tey jii ndajem waxtaan ak warum saafara dina am diggante ministre éducation Mamadou Talla ak responsable yu institut Sainte Jeanne d'Arc yéenekaay bi jàppee ndaje mi ndajem wërsëgu mujj ga xalif général des Tidianes ci las ne suñu lankee rek nañu tëj daara ji source a ak ni xalifa bi waxee ci moom même coow ñeel Sainte Jeanne d'Arc mel ni ku ca bég lool ndax ñu ne nii lañu bëggee déggee góor gi allemand comme on l'aime réew mi ci boppam nag porte-parole bu njabootu Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu Serigne Papa Sy Malick ci Le Quotidien dafa gis ne musiba yu rëy mu ngi yoot Sénégal moom sëñ bi si doon àddoo démb ci ndaje mu yaa ndajem ziar Ashura bu daayira Muxtafina ci Tiwaawoon Serigne Papa Malick Sy di ndànkaafu nag askan wi ndax am na mu ne yoo xamante ni taal ko gën a yomb fay ko moo waral mu ne nañu def ay ñaan yu bari donte jàpp na ni réew mi daara yee ko aar kon saafara yi sax mu ne ci daara yooyee lañ ko war a wërijee sàkku na it ñu tàppee xol yi bàyyi mbon gi ak it ŋàññante gi sunu biir ndax borom bët bu rëy bi Allah subhaanahu wa taala gis na lépp nawet bi nag ak tolof-tolof yi mu jural askan wi ñenn ci ñoom ci Sénégal La Tribune xëyee ko wane ay wataaki saret na ko noonu kër yu tëmb ci biir ndox yooyee dale ko Ndakaaru Mbaaw Kër Mbay Fall ba Rufisque ñañ ci joxañ nag TER bi ca la ak liggéey bu tëw a yegg waaye it waa ONAS ci Vox Populi APIX moom weddi bépp responsabilité mbootaay gi di Congad la mu gis moom sàkk ko ci kilifa yi Sénégal mooy ñu wuti saafara ca bañ di miim rek ci njeexitey liggéeyu TER bi ci askan wi coono ndoxi nawet bi nag Le Soleil bokk na ci la mu gis ne moo ko gën a yokk mooy matuwaay ak jumtukaay yu màgget yi jàllale ndox mi Ndakaaru waaye askan wi doxalee nam ko neexee sànce it fa mu ko neexee ak fatti kanaal ak yeneen waaye loo ci mënta gis askan wi sonn nañ coono boobee nag jéggi dayo lool ci ñi nga xamante ne ñooy waa Tëngéej ak banlieue Ndakaaru ginnaaw waamee gi Observateur xëy na ca def gëstu yu yaa dalee ko ci page 4 ba ci page 5 bu yéenekaay bi wàllu politique kàddu yi Toussaint Manga bu PDS député secrétaire général UJTL ci Le Quotidien mu ne ci kanamu PDS Idrissa Seck amul sañ-sañu taxawaayu njiital opposition bu Sénégal PDS nag gëm bokk moom Toussaint Manga ak réeroo yi seen biir jamono yi Sud Quotidien dafa jàpp ne parti bi toll na fu wàññeeku xajatul maanaam le point de non retour sport gi ak yéenekaay bi di Record yéenekaay bi jàngal ñu lépp li ne ci biir rapport bi Aliou Cissé entraîneur gaynde football yu Sénégal baaxe fédération bi ginnaaw kan ba woon ci Égypte
record ne déposé gi sax ñeel rapport boobee xaw na yeex waaye Aliou Cissé bàyyiwu ca dara 4 septembre bii la ko teg ci taabalu fédération football bu Sénégal wax na ci joueurs yi ku ne ca ñoom ak taxawaay gëwoon ca Égypte ba cib njàngat ci li waral défaite bi ca final ba suñ digg ak Algérie naka noonu it la mu dëgmal ne ay mbébét ñeel football bi Sénégal loolu lépp ci rapport Aliou Cissé ngeen mun ko jàng ci record ñu des ak football bi ak chef de mission Sénégal ci CAN ba woon 2019 ca Égypte Sayer Seck ci les Échos boolewu ca benn wiiri équipe bi anam yu métti yu nu tukkee ak délégation bu amul woon it koppar yu doy ngir fay frais de séjour yi ca Ismaïlia foofee sax mu ne Augustin Senghor ci jàpp ngir ñu mën a fay rëq-rëq it mu ne ci wàllu service médical gi waraloon banque bi ak tërë di am ca ak it ay dépenses ngir seet yarami joueur yu mel ni Edouard Mendy Gana Ismaïla Salif Alfred Pape Abdou Cissé Mbaye Niang ca moo ne amoon na nuy docteur